jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel leeru jamono 88.8 ñuy àddu fii ci Thiès ngeen ñi teewlu fépp ci région bi tey ci samedi yemook fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sàttumbar atum ñaari junni ak ñaar fukk ñi ngi ci seen ñeenteelu numéro émission ndawi Thiès tey nag ñu am gan gu yaatu gan goo xam ne macha allah dafa yëngu ci société civile bi ñu gën koo xam ci monsieur Cheikh Ahmadou Bamba Faye Cheikh Ahmadou Bamba Faye mooy coordonnateur départemental ONG Jamra fii ci Thiès moom la ñu fas yéene sëkkal waxtaan ci ndawi Thiès ni ñu koy defee saa su ne diiru benn waxtu waxtaanee ponk bu am solo ponk bi nag ci nasaraan ñi ngi ko duppee la jeunesse actuelle face à l'utilisation des réseaux sociaux et d'internet avantages et inconvénients maanaam ndawi tey jilee jëfandikoo gi ni jëfandikoo lu jëm ci wàllum réseaux sociaux ak internet lan mooy njariñ li ak lan mooy rëkk-rëkk yi loolu daanaka diiru benn waxtu dinañ ci ànd ak ki nga xam ne moo di sunu invité di Cheikh Faye bala ñuy dugg nag ci waxtaan wi dañuy ànd ak sunu naataango Emmanuel Gaspard Ndione mu defal ñu jàngat jëm ci parcours bi nga xam ni moom mooy jaar-jaaru kooku di Cheikh Faye ginnaaw bi loolu jàllee mbokk yi ñu daal di ñëw nag dalal suñu gan bàyyi ko mu présenté wu ak région Thiès Sénégal ak daanaka ñi nga xam ni ñoo bootu ci kuréel googu mu jiite fii ci département bi di ONG Jamra Cheikh Walf mi ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di nuyu El Hadj Malick yow mi nga xam ne yaa ma dalal ci émission bi di nuyu aussi ñi nga xam ni le caméraman ak sunu waa ji toog ni jàkkaarloo ñun di nuyu Sénégal yëpp di nuyu umma islamique bi di nuyu xalif généraux yi nekk ci Sénégal yëpp ñu ngi leen nuyu en commençant par Serigne Mountakha Mbacké di nuyu Serigne Mbaye Sy Mansour mi nga xam ne aussi bërki démb rek def na lu rafet loo xam te ci internet la ko jaarale di nuyu sama famille di nuyu waa Xombol di nuyu le maire de la commune de Xombol di nuyu Mame Makhtar Gueye bu ONG Jamra mi nga xam ne mooy sama kilifa tey ci société civile bi ma bokk di nuyu sama famille yëpp di nuyu sama Serigne Madi Sylla ci lëwunte di la jaajëfal yow di la wax ni la bismillahi rahmaani rahim jërëjëf Cheikh ci présentation bu am solo boobule tey nga nekk ganu ñeenteelu émission ndawi Thiès émission bi nga xam ni day yaatal ndawi Thiès yi fu nekk rek ci département yi ñu ñëw toog waxtaane ci li ñuy yëngu jëm ci wàllum développement waaye itam jëm ci wàllum leadership tey ñu am mbégte dalal la ginnaaw bi nga defee sa présentation boobule may fàttaliku mbokk yi 88.8 Walf Thiès ni ñi ngi ànd ak Khalifa Diaw di suñu technicien moo ni gunge saa su nekk ci émission bi ak kii di Ndéné Diop nekk technicien legrandthies.com ñoom la ñu fas yéene àndal ak ki nga xam ne moo di suñu invité dugg ci waxtaan wi Cheikh ginnaaw bi nga xamee ni présenté wu nga Thiès déglu la ndaw ñi nekk ci diwaan bi mooy ñi ne Jamra ak yeneen structure de jeunes yi déglu la laaj bu njëkk bi mooy Cheikh Faye nekk nag koo xam ni bu nu sukkandikoo ci Emmanuel Gaspard Ndione ci présentation bi mu def ci sa parcours mu nekk koo xam ni jeune la jeune bu yàgg yëngu ci ay structure de base ay mouvement associatif jaar nga ci ay équipe yi nawetaan moo xam Xombol ay Seraay jaar ci équipe communale dund sur le plan de la sportivité lu bari waaye itam dund relation bi nga xam ne moo am ci ndaw ak secteur de développement surtout nag pàcc culture boobu ak sport boobu nga jaar aussi dëkk yu bari macha allah tey nga nekk ci société civile bi waaye dafa mel ni da nga koo boole ak politique bi bu nu juumut ñu lay laaj ñaari tendance yooyu nan nga ko mën a dundee en tant que ndaw. waaw bi njëkk mooy damay kontaan ci question boobu nga ma posé ndax yàlla dafa def ñu dañoo juddu ci dëkk boo xamante ni maanaam lépp diine la muy Xombol ñu juddoo nag benn village bu naan ci Lawunte nekk à 2 kilomètres de Xombol ma leen di nuyu di leen de passage le khalife général bi fa nekk ndax ñun lépp lu ñuy def rek ci ndigal lañ koy defee ñaari format yooyu ma boole noonu dafay neex ma wax ci ndax bi ma fàttali ko en 99 xam ni maa ngi commencé toll ci âge 18 ans 19 ans ci la ñu intégré ci AIC ginnaaw raay muy koñ bi ma dëkk nekkoon fa ak samay xarit ñu bari nag ñoo xam ne tey ay kilifa lañ ci au niveau national au niveau international yàlla def ñu football fa cadet football fa senior football aussi ci AIC Xombol bi nekk ci commune bi ñu ci jamono joo xamante ni 1999 ba 2000 man mii bon bi may nekk AIC Xombol maa ngi nuyu benn grand boo xamante ni yàlla dafa génn àdduna muy grand Demba Seck
bi may football ASC Xombol en 2001 mi ngi ma wax ni ma yow yaay le plus jeune joueur au niveau national ma sant yàlla bu baax partagé nag ak ñoo xamante ni tey ñu ngi biir Xombol ay kilifa lan football ndoo ak ñoom jóge foofu yàlla def nag ma continuer nekk samay étude ba un jour ndogalu yàlla dabe ma ci biir njàng mi bi nga xam ne boobu maa ngi nekk di def 3e ci CM Koumba Diagueye ma am double fracture sama pied droite mu yàq lu bari sama étude après ma bàyyi jàng bi daal di intégré nag ci commerce nekk ci jaar Louga jaar Dakar ma ju retourné waat ñibbisiwaat à Xombol pour bokk nag ci li nga xam ni aussi dafay bokk ci mouvement associatif yi ak ci politique bi ma ñëwee aussi yàlla def na am na ci benn mouvement bu ma bokk ma ñëw intégré ci bi ma ñëwee aussi ubbil na porte yëpp ba tey bokk naa ci ñi nga xam ne dañuy dindi bu dee ci wàllu nag politique bi aussi pareillement noonu la demee mais société civile bi nag moo ma gënal politique bi ndax ONG Jamra yàlla dafa def activité yi may mënee activité religieuse yi may mënee à Xombol ak li war Xombol ci la ma Mame Makhtar gisee via Messenger mu envoyé ma message laaj ma sama ni ma jox ko le 5 septembre 2018 après mu wax ma ni ma ñëwal Dakar ma dem ci moom mu defal ma procuration ci la ma defee nag le coordinateur de Jamra dans le département de Thiès dans la commune de Xombol et environ ma sant yàlla ñu partagé ko ak sama famille partagé ko ak waa Xombol xam naa daal référence boobu ak statut boobu mooy bi nga xam ne moom a gën a neex ci Xombol ci sama bopp aussi. ok Cheikh nga wax une personne de référence di mën naa ni suñu papa di suñu grand frère Demba Seck nekk koo xam ne aussi taas tu ne mi ngi doon bàyyi xel la jeunesse xomboloise vraiment xam nañ ci xëy na ay xale lan mais am na luñ ci jot a xam mu leen doon imprégné ci yu bari ngeen dund itam lu bari ak moom lan nga ci mën a fàttaliku ci loo xam ni jëm na ci wàllum développement luy ñaax ndaw ñi ñu gën a bàyyi seen xel ëllëg. waaw bokk na ci bi njëkk ci moom mooy dafa gaawan ci jàppale un jeune xombolois si toutefois que nga bëgg kayit wala nga am problème boo xamante ni problème papier lay doon ci lu mën di doon ci au niveau national ak au niveau communal da ci daan taxaw gaaw nekkoon na nit boo xamante ni aussi dafa chargé woon maanaam ci boppam et puis nekkoon na nit boo xamante ni maanaam képp koo xamante ni doomu xaw ma nga rek Demba Seck dimbali na la soit ngay góor soit ngay jigéen egg na ci ba ci tey ak njabootam c'est vrai que am na ñoo xam ne jaxasoo wuñu ak ñoom mais waroon nañ ko rendre hommage boo xamante ni maanaam Demba famille dañuy gën a gis ni Demba mi koo xamante ni yaa ngi xomb rek am na lu mu jëflante ak yow loo xamante ni soo toogee sa yow nga wéet ak yàlla di nga xam ni Demba Seck defal na la loo xamante ni ci wàllu kayit ci wàllu social ak ci wàllu économique yooyu yëpp Demba defal na ci ay nit yoo ay xombulaa yoo xamante ni ñun dañ ko fekkee dund ko ak moom àndandoo ko ak moom bi ma gën a neex ci moom nag mooy musul nekkoon na nit boo xamante ni daawul mer foo ko fekk dafay kontaan foo ko fekk aussi dafay am jàmm dafay heure ci vie am daal loolu moom mën naa kaa wax ci Demba Seck parce que li may wax it aussi ku mel ni tey Jamil Kane xam na loolu ku mel ni aussi Mamadou Sow bi dëkk ginnaaw ray xam na loolu Baye Seli aussi xam na loolu waaw. ok loolu juste parenthèse la boo xam ni dañ ko doon ubbi jaarale ko ci Jamra ak structure yi nga xam ni débuté nga fa pour nit ñi comprendre ñëw ci thème bi tey di waxtaanee ndawi tey yi maanaam seen doxalin ci réseaux sociaux yi ak internet bi ndax am na njariñ naam lan moo ci yàqu-yàqu yi yaakaar naa loolu mooy thème tey bi ba tax na ñu def jàngat ci ndaw yi ñi nga xam ni ñooy ndaw yi sunu gaal ndaw yi gis nañ leen ni nu mel ci internet bi ak nouvelle technologie yi tout le temps ñi ngi koy utiliser mën naa ni de façon abusive ñu baal ñu ci terme yi mais loolu mooy réalité bi nga xam ni nit ñi ñu ngi koy observer ñu gis ni seen utilisation boobu noonu gaa am na njariñ ndax léeg-léeg ñu dugg ci def ay recherche jëm ci seen wàllu xam-xam léeg-léeg ñu dugg ci aussi xam lu bees waaye itam xam ni jamono di doxe waaye naam am na safaan wa safaan wi tey jii gis nañ ni Jamra souvent da ciy taxaw di xeex ñu bëgg laa laaj ndax Jamra rek seen orientation jëm ci wàllum wàllu woowu noonu foofu lañ taxawee wala déet. waaw bu dee Jamra dafa taxawee ci surtout défendre li nga xam ne mooy valeur yi nga xam ne moom la fi sunu kilifa yu baax yi bàyyi Sénégal seen référence boo xool li ëpp mooy Cheikh Ahmadou Bamba Mame El Hadji Malick Baye Abdoulaye Thiaw Laye Seydina Limamou Laye ak Baye Niass ak yeneen kilifa yu baax yi nga xam ne yëpp ñu ngi fi ba ci waa Thiénaba Jamra défense gi muy défense valeur yi nga xam ne soit culturelle ak religieuse yëpp dafay valer ci côté yëpp nag ci aspect yu bari ci jeunesse ci mag ci ndaw ak ci diine yàlla dafa def boo xoolee internet
li ëpp mooy ñu bëri dañ ne li ci baax li ci bon moo ëpp ñi li ci baax moo ëpp mais mën naa commencer ci li nga xam ni moo ci baax. exemple bi ma lay jox mooy ci période confinement bi man am na ci ñoo xamante ni dañoo jógoon Arabie Saoudite ñëwoon vacances wala ñu jógoon ci yenn pays maghrébien yi ñëw Sénégal vacances heureusement malheureusement confinement bi tëj leen fi nan lañ doon def dañoo mujj di jàng ci par online. maanaam di taxaw di jàng à partir de leur téléphone ci lañ doon jàng wala leur ordinateur di ci jàngee. ay cours à distance di ay cours à distance. soit mën na nekk visuel wala soit aussi mën na nekk par écrit. ñooñu tey jàng nañ ci ba tey maanaam cours bi nga xam ne dañu ko waroon dem defi ko foofu noonu dangay nekk fii à partir du Sénégal dem di jàng ko ba tey mel ni yow yaa ngi toog ci biir dëkk bi nga xam ne fii université bi nga xam ne fi nga doon jàng am naa ci ñoo xam te nga xam naa leen ci. njariñu internet aussi ak njariñu li nga xam ni maanaam réseaux sociaux yi ak médias yi yëpp dañ koy def bari na ndax mën naa la ci waxaat beneen mooy léeg-léeg nga gis nit ñu am benn bien boo xamante ni dafa nekkul soit social wala soit foncier. nga gis benn genre Cheikh Faye ñëw taxaw daal ni la lii man maa ko moom parce que sa papa moo ko fi bàyyi woon Jamra day ñëw taxaw défendre la loolu ni mu lay défendre nag da koy jëlee ci li nga xam ne moom la fi sunu maam yi bàyyi moom leen di appliqué teg léeg-léeg nga gis nit boo xamante ni dafay feebar comme par exemple social dañ koy defal ñu koy defal social nag dañuy taxaw woote alerté wax ñu baax ñu ñëw maa ngi dégg sa biir wax sànq rek bi ñu toogee nga may expliqué naa ma am na benn jeune boo xamante ni da nga def benn acte rek maam lépp wuy si ko lan moo loolu lu baax la ci njariñu internet la am na ñoo xamante ni aussi dañuy jàng lu mel ni xasida yi Cheikh Ahmadou Bamba wala lu mel ni tey soit ngay jàng français wala ngay def philo wala nga loo mën di def da ngay toog ci fi nga toog di ko jàng à distance dem ba li nga xam ne da nga ko ci bëggoon lépp da nga ko ci am am na ñoo xamante ni aussi boo xoolee ci njariñu internet dañuy nekk ci fi ñu nekk gis ni toog nañ bu yàgg gisuñu seeni xarit wala gis na leen a gis bu yàgg internet ñoo suggéré la ko nga envoyé ko mu envoyé la nga dem ba yàgg moom seen relation taxaw man mii di wax ak yow tey janvier 2020 bi may dem Dubaï ki ma recevoir bi ma wàccee ci aéroport TUI bu Dubaï bi man ak moom par internet lan xamante mu recevoir bi yóbbu moo ci këram ma nekk ak moom 14 jours yi ma def Dubaï yëpp moom moo ma recevoir li war ci man lépp moom moo ko doon def ci man kon loolu njariñu internet la am na aspect yu bëree boo ko xoolee ci famille ci culture ci religieuse ci éducation ci lépp it am na ci léegi boo xoolee ci période pandémie bi am na xale yoo xamante ni fi ñu toog lan toog seen kër le cas de Mohamed Rasoul bi nga xam ne moo nekk xombal ci njariñu internet ci la créé robot bi mu créé parce que toog na xam na ni études yi fi mu toll ni dematul mu toog concentré wu def ko bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko wane ba tey au niveau national ñëpp di ko njëkkante médias yëpp di ko njëkkante yow da nga ci joué parce que man xombal laa dëkk te xam naa ni mu demee loolu ci njariñu internet la bokk maintenant waxaat leneen loo xamante ni ci njariñu internet la bokk mooy ci GIE yi nga xam ne dafay nekk ci koñ yi léeg-léeg nga gis koo xamante ni dafay bëgg dimbali nit te du xam fu mu koy jaarale day gis benn GIE ñu def benn affiche mu xool ko dugg ci envoyé lien ñu envoyé ko répondre yàlla def mu jël bien te du leen xam sax du mës a gisante ak ñoom sax mais confiance bi muy demee mooy ñii dañuy dox ci diine te moom bëgg na jël lépp loo xam te ni ressource am la soit ci économie wala soit ci leneen da koy jël dugal ko ci li nga xam ni moo koy amal njariñ ndax alal it ba la ko yàlla maye boo koy dugal war nga kaa dugal foo xamante ni après dina am benn revenu boo xamante ni day jógee ci loolu ñëw ci yow te loolu def gis lu baax def ci sa alal bokk na ci leneen li nga xam ne aussi mën nañu ko waxaat ci njariñu internet mën ngaa toog fi nga toog investir au-delà de l'internet nga investir tabax ci def ci lu baax te doo mos a ñëw dëkk boobu doo xam sax dëkk boobu nu muy demee gis naa benn village boo xamante ni mi ngi nekk juste après Xombol am na koo xamante ni defar na damay bañ a tudd turam defar na fa jàkka defar na fa la fa war lépp toilette defar fa benn teen gas fa combiné ko ak benn pompage fa lii équipage ak benn pompe tey mosu fa ñëw xamul sax fu Thiès nekkee loolu ci njariñu internet la bokk bi ma ci mën a jeexale ci en résumé wax la ko mooy internet da ngay gis koo xamante ni dafay toog comme le cas bi amoon Touba Mbacké am na benn soxna boo xamante ni dafa am doom ñaari doom yu góor ñoom ñaar ñëpp danoo laagoo bi ñu laagoo diggante bi ñu laagoo boroom këram daal di gumba kooku fi mu toll ni après mu nekk koo xamante ni dafa nekk élément neutre yàlla def benn site comme ñu mel ni Walfadjri gi nga xam tey ñoo ñu dalal benn journaliste ku mel ni yow gis ko alerté
daal di jël image yi dugal après benn structure bu mag boo xam te ni mi ngi foofu daal di ñëw taxaw réagir ko tey dem nañ ba tabaxal nañ ko kër kër goo xam te ni maanaam lu mu gàtt-gàtt mat na 25 millions loolu ci njariñ internet la bokk te ñi koy def ñëpp mooy boo xoolee ay jullit lan mën na ma bañ nekkit ay jullit mais def lu baax moom mi ngi fi am na ñoo xam te ni liy tax ñu dugg internet mooy dañuy xëy xool ci lu baax def ci lu baax suñu paree génn dem toogaat safaan bi nag am na ci encore am na ci te ci safaan boobu sax bëgg naa ñu taxaw ci def ci tuuti jàngat ndax boo xoolee lu mel ni Facebook Twitter Instagram daanaka yàqu-yàqu yi foofu dañ ko fay gis waaye souvent duñ ci gis itam ONG bi jël ci ay position Jamra souvent li muy jël ay position mooy yenn film yi infidèle wala maîtresse d'un jeune homme marié genre yooyu daal la ñuy jéem a dugal ay galgal CNR ak yooyu xam nga wax attaqué xam nga def jiw ci média yi wax gars yi déglu leen ñu dem topp suivre bi dugal ay plainte ak yooyu mais souvent Facebook bi itam dafa mel ni wala gisaguñu ni tey jii ONG bi am ci benn taxawaay te pourtant Facebook bi itam lu ne ci lay xewe léeg-léeg ci inconvénients yooyu ngay wax nga gis nit dugal ci ay saaga di saaga ay kilifa moo xam ne kilifa gum fu mu mën a bokk te pourtant ay attaque mal intentionné lay ne doo am ak nit ki jàmm wala yéene woo ko jàmm toog rek def sa Facebook live comme ñuy wax yekk nit ki musiba yàq deram dem sa yoon gars yi di ko commenter ak di ko partager te yooyu mi ngi ci internet bi mais souvent duñ gis aussi ONG bi di def alerte yow en tant que ndaw nekkal leen fii ci département bi nan nga mën a jàngate loolu waaw bi njëkk exemple bi ma lay jox ci li tubaab naan les dérives du net mooy am na benn jigéen boo xamante ni yàggul dara Cees kii lañ ko reyee woon pourtant Jamra moo njëkk a taxaw alerté bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a dox loolu dénoncé ko ba Mame Makhtar jot ci ñu jotee ñu def publication topp loolu porté plainte déposé nañu ko ci commissariat bu Thiès bi déposé ko aussi bu commissariat bu Dakar ñu topp ko ba mu mujj xam loolu am na ci beneen soxna boo xamante ni ci internet dañ ko jëloon dafa demoon ci benn boutique dafa feebaroon amoon problème mu xel par internet lañ ko gisee ci Facebook ñu gis ni dafa amoon problème mu xel mu dem ci boutique jënd bi muy jënd dik ba càgg na crise cardiaque bi crise bi mu yoree dikkal ko mu jël lim jël ba pare ci marchandise ni borom boutique bi du ma fay borom boutique bi ni ko lu tax doo fay mu ne ko du ma fay daal jël bagage bi te borom boutique bi daal nungu bagage bi mu génn di demaat ci beneen boutique borom boutique bi mu génnoon daal di dab ñëw ci beneen boutique bi ñu bëgg a dugg ni ko kii di ñëw ni sàcc la ñooñu jàpp ko torturé ko image yi mi ngi ci internet ba léegi yaakaar naa ne sax su ma juumul supprimé nañ ko torturé ko jël ay parties intimes yi yenn yi ay weenam wane ko photo ko vidéo ko wane ni kii la ñi ko defoon Jamra moo njëkk a taxaw bon collaboré nag ak 48 associations yoo xam te ñu ngi biir Sénégal mën naa ci cité ñeneen ñu bari waa suffisance ci leen bokk bi ñu defee loolu ñu alerté tey dem nañ ba jàpp ñooñu kon Jamra des fois mu def loo xam te day nekk ci suuf mais ñu bari nag dañuy jàpp ni dañ koy waxee ci kaw egg na ci ba ci léeg-léeg nga gis benn nit boo xam te ni dafay nekk ci diaspora bi mën na nekk sénégalais mais ñëwatul sénégalais parce que réfugié la parce que defoon na fi benn affaire boo xam ne mënatu ñëw Sénégal day taxaw ni man damay def exposer son vie tey defar lu ma neex liberté d'expression bi ma yooyu damay wax taxaw jàpp suñ ñi nga xam ne ñun la ñooñu leen yaakaar mu ku mel ni tey Maam El Hadji Malick Cheikh Ahmadou Bamba ak ñeneen jàpp leen di leen wax di teggi li nga xam ne ñoom loolu leen fi bàyyi woon ci valeur yi nga xam ne dañ ko fi bàyyi woon di indi nag valeur yoo xam te ni xamuñu ko ci ñooñu ci ñi nga xam ne dañ leen a yaakaar foofu it aussi Jamra day taxaw parce que Jamra am na correspondant partout dans le monde partout dans le monde correspondant day taxaw egg na ci ba ci am na benn série bu amoon Canal Plus su ma juumul Jamra moo tax série boobu ñu arrêté ko parce que dañ dem ba ay lobbying yu bari nekk ci ginnaaw ak ay signes francs-maçons yi nekk ci ginnaaw ak aussi statut homosexuels yi nekk ci ñu koy jaarale ci Mickey après bi loolu amee Mame Makhtar aussi bokk na ci ki nga xam ne moom moo njëkk a ñëw taxaw xeex loolu ànd ci ak yeneen sociétés yoo xam te ni civil la ñu nekk fii Dakar ak Sénégal ñu dem fa ci yoon bi ñu demee ñu déposé seen plainte ñu topp loolu ban arrêté loolu dakk na yegg na ci ba ci encore Jamra am na benn série boo xam te ñu bëri nag doo jàpp ni benn série boobu rek la wala ñaari série mooy maîtresse d'un homme marié ak infidèle ñu bëri ci la ñuy kii ci la ñuy gis Mame Makhtar souvent di ci wax infidèle boo gisee mën naa ni mooy yu mujj yi nga xam ne moom la Mame Makhtar waxee ndax boo xoolee infidèle dafa am loo xam te ni doonu dem ba nar a jéggi lu ëpp te balaa boobu ñu teel alerté loolu moo tax nag mu am ampleur comme ni ma amee ampleur nii ndax imaginel turu Mame Diarra Bousso dimension spirituelle bi mu yore nekk waajuru Cheikh Ahmadou Bamba nga gis ni ku jigéen toog muuru
toog ci néeg bi yore benn livre bi mu yore boo xoolee ci benn kaye la yor ni boo xoolee ci suufu kaye bi nga gis logo ngóor jigéen moo ci nekk seen drapeau bi tudd ko Maam Jaara ñu ni kan mooy magam ñu ni rijaal boo ko déggee sa xel lu mu lay jox ci Maam Cheikh Ibrahima Fall ah nga dégg ñu ni magam moom mooy génn ak moom lañ ko wax ñu ko yow sa mag yi rijaal nee day génn ak yow te nit soo déggee ñun day génn ak nit lan ngay njëkk a xalaat mooy côté intimité ngay xalaat kon ñoom tey la communauté mouride ñoom ñoo waroon njëkk a taxaw sax avant Mame Makhtar ñu réagir. mais am na ay démembrement yu bokk ci communauté mouride nekk ay mouvement yoo xam ne comme Mame Makhtar te ñu ngi woon ci biir. waaw ku mel ni tey ma koy nuyu de passage Mame Cheikh Mbacke bu soufisme ak ñeneen ak yeneen oustaz ak ci côté tarixa tijaan bi ak tarixa laayeen bi ñu bëri ñëwoon nañ impliqué encore ci ko combat boobu. yàlla def it aussi am nañ ci ndam mais ba léegi des na. ci film boobu aussi nga ñëw ci maîtresse d'un homme marié. semaine passée la ma Mame Makhtar woo personnellement damay expliqué ni ma. bi ñuy tourné ñoom seen lii bi seen scénario bi dafa am ñaar ñoo xam te dañoo bëggante woon en même temps ci biir amour daneen dab ci biir. ci biir série bi ci biir série bi leen ci amour dabee yàlla def ku góor ki am intimité ak ku jigéen ci am nag ñu ab bi ñu paree ñoom ñaar am na ku ci am vidéo yi seen benn xarit moom moo jël vidéo ci téléphone bi. léegi nag ku jigéen ki moment bii muy waxee ak yow nii ci semaine bii nii la. dafa am kenn koo xam ne dafa jógee à l'extérieur ñëw bëgg si ko bëgg ko def soxna ku góor ki ni ko su la takkee ma jël vidéo yi ak photo yi exposé ko ci internet mu mujj bàyyi mariage boobu ñoom déjà am nañ problème kon li Mame Makhtar doon alerté comme nit ñi tey gis nañ tey résultat bi loolu dafa bokk ci li nga xam ne aussi jamono da koy taxawee egg na ci ba ci médiation sociale jamono da koy def j'ai xam naa étudiants yoo xamante ni foofu xam naa dinañ fa ñëw ca kanam peut-être du ñàkk mu laal côté médiation sociale mais ci nettali yooyu nga wax ni Mame Makhtar Gueye yëkkati na ko wax la ko muy film infidèle bi am ñoo xam ne ñi ngi doon def relation amoureuse ci biir demoon ba bëggante mu nekk lu dëgg loo xam ne nag nekkul pièce théâtrale nekkul ab film mais c'est une réalité ndax tey kon baax na tey ndaw ñi di wéy di jëfandikoo xeetu film yooyu wala ñuy jëfandikoo internet bi ngir gën a mën a sàmmanteeg seen wareefi jikko. bu dee foofu damay lancer un appel aux jeunes di leen wax ni surtout nag les filles di leen wax ni gis nga jamono toll na foo xamante ni mais Sénégalais dafa nekk loo xamante ni dafa am ñaari format yoo koy tegal ci kanamam bu baax ak bu bon boo nee ko bii baaxul bii moo baax day bàyyi bu baax bi xooli bu bon bi ndax kumpa ga cay nekk moom loolu moo koy gënal mais di leen wax ni leen di leen ñaax di leen conseiller ni leen jamono toll na foo xamante ni technologie dox na audiovisuel yépp dafa dox te dafa bari te lépp loo xamante ni rek da nga ko def internet day jël dencal la ko mais du la ko effacer tey da ngay gis benn nit benn jeune day gis am benn copine tey la lay xam suba mu envoyé le message nga envoyé ko say parties intimes mu denc ko ci Gmail wala mu denc ko ci benn soit moo xam fu mu koy denc un jour mën na ñëw ngeen am ay problème mu taxaw ni la ko exposé par internet yàqal la sa vie yàqal aussi sa avenir du doom parce que ëllëg ngay doon bari na ci ñoo xamante ni tey li leen gën a gàllankoor seen àdduna mooy dafa am ñoo xamante ni dañ leen a jàpp en otage te mënuñoo réagir mënuñoo wax xamuñu lu ñuy def le cas moo wax la ni la am naa koo xamante ni xam naa koo xamante ni dafa jël ay photo jigéen échanger téléphone affaire bi rëcc ko moo indi ay problème yoo xamante ni tey ba dem na ba famille bi yëpp tey disperse yi tàqalikoo na ndax loolu di wax jeunesse bi ni leen jamono toll na foo xamante ni nit ki mën nga ko bëgg sans autant nga jël say parti di ko wan parce que amour dafay nekk loo xamante ni amour nag ci lépp lay doon sa sëriñ say doom sa famille sa xarit sa àndandoo sa entourage bi yëpp dafay nekk loo xamante ni lu sacré lay doon et puis dafa nekk loo xamante ni lu sérieux aussi lay doon lu sérieux mooy lépp loo xamante ni da nga koy def boobu liggéey bu ñu la ko tegalaatee doo ci am réccu loolu lu sérieux la léegi nag nit ñi toll nañ foo xamante ni tey dangay gis fecckat yi da ngay gis góor taxaw takk ay fer di fecc yow moment bi nga koy defee internet jël na dencal la ko ah est-ce que mos nga gis benn góor boo xam ne dem ko ba am 70 ans taxaw di fecc da ngay dem toog nga toog jaamu yàlla léegi nag da ngay xëy internet indiwaatal la li nga daan def lépp li nga def say doom bu ñu ko gisee lan lay say doom tey doon màgg doon kilifa gis ne sama papa mi en 1900 ans doon na nekk di fecc di takk ay fer dangay gis tey benn woykat taxaw wala beneen nit boo jigéen taxaw bokk ci série yi ñuy wax ni lu mel ni infidèle wala yeneen série yëpp ci film bi ngay scénario bi ngay tourné nga ñëw ci taxaw am ci far ci scénario bi toog summeeku ci benn nekk caméra team la nga jël nga baal ma ci wax ci nga jël sa yére sa yëpp summi sa slip summi sa lépp ci biir boo paree nag sangu ak góor ci kaw lal bi te yow
après da ngay am famille am benn foyer et puis yow soo amee si toutefois nga am ci doom doom boobu bu màggee la xamoo lan lay doon yàlla rek moo xam day màgg gis ni sama waajur wi kat am na benn moment boo xam te ni lii la doon def léegi nag yàqal nga ko avenir am et puis lépp loo xam te ni cër boo xam te ni waroon na ko am na ñoo xam te ni aussi duñ ko nangul ndax lan danaan la sa waajur moo fi mel nii te doo mën a toog tey nga ni sama waajur sama waajur liggéeyam ndey la wala nga ni barke baay la loolu nit ñi war nañ ko moytu bu baax a baax a baax a baax a baax. Cheikh Faye en tant que coordonnateur ONG Jamra départemental communal ca Xombol tey ji jafe-jafe yooyu wala rëkk-rëkk yooyu nga xam ne dab na ndaw yi ci âge bi nu toll ñu koy def te duñ ci ànd ak seen concentration ci seen wàllu xel ak lu bari ban stratégie nga xalaat ni buñ ko gënee teg dinañ gën a ormal jikko yi waaye dinañ gën a moytu lu bari en tant que ndaw. waaw bi njëkk bi ma ci wax mooy gis nga ndaw bi njëkk da nga daan gis boo ne ma màggee boo amee 4 ans sa papa dalay ber bu fekkee góor nga dalay ber ak sa rakk bu jigéen doo leen bokk ci tëdd nga am 7 ans ñu yóbbu la nga dem jàngi école wala nga jàngi alxuraan bu sa papa wàccee dalay jëndal sa ci ñëw toog occupé la mais loolu amatul léegi parce que nit ñi les Sénégalais ont tendance à imiter les Occidentaux te loolu apporté lu dara wax nañ ci waxati ci egg nañ ba ci dañuy Sénégalais boo demee bay roy da ngay roy li nga xam ni moom nga fekk fi say kilifa nga judd ci nga diggante ñaari ñoo xam te ni ay jullit lañ yow koy booy royal jullit roy mënul weesu kay nga roy Seydina Mohamed bu fekkee jullit nga wala ngay Cheikh Ahmadou Bamba wala nga roy tey ku mel ni El Hadji Malick wala ku mel ni la preuve mooy tey ku mel ni Pape Malick man mosuma ko gis mais dama ko respecté par internet ak témoignage yi nit ñi def ci moom Pape Malick bu maameel bu Sëñ Babacar Sy musuma ko gis ni maanaam moom mais dama ko respecté parce que ndax lan mooy témoignage bi ñu def ci moom ak maanaam ni mu nekkoon référence su jeunesse bi yëpp parce que boo xoolee jeunesse bi yëpp doon ko témoin ci jubluwoon ci ndax lan exemple bi ngay joxe ci moom dafa bari foo ko fekk day ree dafa civilisé intellectuellement xam-xam macha allah effectivement et puis ubbeeku nekkoon nit une personne ouverte ci côté tarixa yëpp nag foo dem Pape Malick mën na laa wax ni la lii ak lii ak lii te doomi soxna la mais est-ce que jeunes yi tey mënuñoo tey roy ci kooku est-ce que tey mënuñoo xool lépp lu Pape Malick def na nga ko def ndax Pape Malick mosu koo gis mukk ñu ni def na loo xamante ni tey da nga accim mais nag jeunes actuels yi seen problème mooy internet drogue jigéen ñi nag ñoo ci ëpp wax naa ko ci benn télévision bu ma invité woon ko rek wax nii boo xoolee Sénégal yi tey jigéen ñi ñoo ëpp lu ñuy utiliser léegi lii di sàngara drogue ak xeeti chicha yi nga xam ne bi sax interdit leen ko récemment mais am na ci ñu bari ñoo xam ni ndax boo dégloo reportage yu dama xamatul rajo bi soit i rajo wala RFM i rajo je pense i rajo moo ko def am na ci reportage bu mu def démb mais ñenn ñi ngi doon wax naan mbir mi de daanaka gënalu ñu koy tere maanaam ñoom tere mbir mi arrangé wu leen ñenn ñi moom nangu nañ ñu tere ko ndax doon nañ ci ñàkk seen xaalis te ñi ngi ci doon xool aussi lu ñëwagut ci seen wàllu wér-gi-yaram tey jii yooyu yëpp dafa bokk ci daanaka ponk bi ngay énuméré nii. ma jox la ci exemple boo demee ci kër nga dugg ci salle boo nee asalaamaaleykum ñii ñu ngi ci seen i téléphone ñii duñ la tal ndax chicha boobu nooy wax noonu egg na ci ba ci kan moo koy jënd waajur yi ñoo ko jënd jox ko doom yi parce que dañ naan sama doom aussi su màggee dina ko bàyyi parce que xale yi ñoo koy dem wuti am seen waajur yi ñoo koy jëndal seen doom yi parce que dañ naan sama doom su màggee dina ko bàyyi parce que besoin am la te xale bi da nga koy bàyyi librement muy utiliser lu mel ni loolu doo ko contrôler da ngay am sa doom mu dem dikk ñëw doo ko laaj foo demoon loo def foo jëlee xaalis li yére bi nga am foo ko jëlee mu gis sa doom mu yor benn téléphone boo xam te ni aussi dafay jar plus de 100 000 francs te yow papam yaayam jëndaloo ko kan moo ko jëndal ci mbedd bi lañ ko jëndalee loolu lépp li koy waral mooy manque d'éducation bi nga xam ni aussi parents yi dañ ko waroon a occuper seen njaboot te defuñu ko léegi nag egg nañ ba ci volonté boobu ñu leen di bàyyee ñu koy dundee nag moom mooy indi ay gàllankoor yu bari ci xale yi ci bu ma waxee ci côté interdiction boobu ñu def nañ chicha bi tey yàlla dafa def gis seetaan na reportage boobu ngay wax noonu lu am solo la te di def loo xamante ni amul la benn revenu yaakaar naa ne amul njariñ parce que yow boo toogee di ko def kii taxaw di la seetaan soit mu toog ak yow ci kër gi wala mosu koo gis su ko gisee rek li muy idée bi mu njëkk am danaan kii dafay utiliser drogue wala dafay tux et puis du amati benn respect envers ta personne du amati benn loo du la xoole leen loo xamante ni maanaam lu positif la lu négatif rek la lay xoole defin bi moo ñaaw mais Sénégalais yi aussi nan dañoo war a revenir tuuti ci li nga xam ne suñu kilifa yi dañ ko fee bàyyi surtout suñu papa yi suñu maam weesul mi ngi fii suñu kanam soriwul da nga koy xëcc mu ñëw taxaw sa kanam mooy def lu baax mbañ gàcca
nekk na benn structure boo xam ne dafa mbañ gàcce la collaboré mbañ gàcce sax mooy lañ ci wolof boo mosaane dem ci kër yi ci village yi boo duggee ci buntu kër bi rek à 1 mètre da ngay gis ñu tabax benn mil wala soit benn sàkket wala benn zinc maanaam dañuy bañ ngay gis li nekk ci enceinte kër gi yëpp quoi pour bu ñuy reer wala ñuy añ wala paa yi waxtaan wala yooyu doo gis loolu tant que ñëw duggoo ci biir kër gi doo mën a gis loolu yow miy toog ci kër gi doo gis li ci biti loolu nag mooy éducation bi nga xam ne moo war a am ci njaboot gi sa doom boo ko amee war nay toog ngay moom boo demee liggéey ba ñëw nga toog ak sa njaboot laaj ko lan mooy problème bi affinité bi am waxtaan bi am lépp am soo ko waree wax waxal soo ko waree tereel mais léegi loolu amatul ci waajur taratul lenn lu dul seen liggéey seen soxna ak seen vie privée ak jafe-jafe àdduna yi nga xam ne aussi dafay lal doom it aussi egg na ci ba dañuy gis ne seen waajur bu ñu leen toppatoowul taluñu leen ñoom it dañuy génn ci biti liberté boobu ñu am nag aussi mooy indi ay gàllankoor yu bari tey da ngay gis jeune ma jox exemple tey jakarta yi daw ci dëkk bi nii yëpp ñi koy ëpp ñu koy dawal neen la ay ndaw la ñu doon tey namp bi nga xam ne dafa daan am ci au niveau national ci école yooyu kan moo ko interdire Jamra moo ko tere Jamra moo njëkk a xeex loolu ban tey interdire ko maanaam mooy mbuusi sàngara yi nga xam ne dañ ko daan jaay ci école kon mbuusi ndox la namp lañ ko tuddee woon loolu da nga koy jënd di ko utiliser te kenn du ko xam tey Jamra moo njëkk a taxaw défendre loolu boo duggee tey ci léegi am na jeunesse boo xam te ne ci benn côté boo xam ne côté positif boo xoolee am na ndaw ñoo xam ne boo leen gisee da nga xam ne kii taalibe Maam Alaaji Maalik wala kii taalibe Cheikh Ahmadou Bamba la parce que léegi ñu ngi intégré wu ci religion bi ci daayira yi ñu ngi intégré aussi ci politique bi ci mouvement associatif yi ñu ngi intégré aussi ci culture ak ci côté yu bari ci social da ngay gis ndaw day taxaw ñu gis benn kër am ay problème ndaw ñu ñooy jug ci wàllu mbënd mi ni tey à Xombol am na ci ay ndaw yoo xam ne bi fi gis naa ni bi seen kër yi demee ba ñun ñoo ñëw jël lal yi génn affaire yi teg dem amuñu ay auto yoo xam te ne day auto pompage yëpp ñun ñu jël ay paan ñu jël ay tuyau ñuy jël di tànk di sotti dem ñuy tibb suuf indi ñuy luye ay saret ñëw def ci suuf indi loolu lépp social la mais ndaw ñi aussi loolu bu ñu ko defee dinañ dem ba dañu am benn culture boo xamante ni maanaam duñ ko yóotoo ci occidentaux yi mais dañ ko yóotoo ci ñi nga xam ne ñoo la suñu biir askan wi rawatina ñi nga xam ne ñoo la yaa soit nag nga nekk chrétien wala nga nekk musulman boo mën a doon parce que Sénégal yàlla daf ñoo defal loo xamante ni yombul Sénégalais mooy lu la mere boo defee benn geste boo xamante ni rek bu rafet la rek ñun ñëpp mais dañuy jël mer gi yëpp bàyyi ko ñu àndaat ak yow daal mën naa la ko tënkal tuuti waaw. d'accord am na solo ponk bu am solo la nag parce que liñ ci énuméré dafa am solo te bari. macha allah mais ñu taxaw ba tey ci utilisation xeetu cigarette boobu nga doon wax sànq. dafa mel ni maanaam responsabilité bi da nga koo xaw a partagé wu entre wayjur yi ak xale yi. ndax boo nee ma tey jii wayjur yi ñëw jëli produit bi di ko jox xale yi ñu koy jëfandikoo. day mel ni ñoom ñoo leen ci incité. te loolu day xaw a xajamal seen liggéey ndax yéen da ngeen di taxaw. di wax pour que ñuy sàmmonteeg valeurs yi nga xam ni moom la fi mag ñu baax ñu bàyyi. alors que am na wayjur yoo xam ni xëy na loolu bëgguñu koo dégg. bu ñu duggee ci nopp bi day génn ci gis-gis ak sa leeral. foofu may laaj ndax. wayjur yooyu noonu lañ doon dund démb muy ay ñaawteef te nga gis ko muy observation boo gis ndax moom lañ bëgg a inculquer laat seen doom te loolu dëppwut ak éducation bu baax. waaw c'est que boo ci éducation li mu wax mu ni dafay tàmbalee ci waajur wàcc ci xale bi mais du tàmbalee ci xale bi jëm ci kaw léegi nag xale bi nekk ci biir kër gi moom mooy ëpp priorité que ni mag mi nga xam moom mi waajur bi ndax léegi lépp lu xale bi bëgg dañuy dem jënd ko indil ko te duñ xool benn gàllankoor moo ci nar a am ëllëg. xale bi day màgg Aliou Sall dafa am benn cas bu ma mos a nettali oustaz Aliou Sall ma koy nuyu mu wax ma ni ma paa bi dafa am doom nekk ak moom ci këram buy julli fajar danaan dafa sedd da koy bàyyi ci kër gi buy julli tisbaar ànd ak moom ci jàkka ji tàkkusaan ci jàkka ji timis noonu génnoon xale bi mu demee bu màgg maamam gaañu bi maam ji gaañu di ko daan yóbbu xale bi moom mënul nungu mukk ci lislaam ni julli fajar am na parce que maamam daaw ko defloo loolu sonal ko ñu mujj indil ko alxuraan te wax ko fi ko suñu borom waxee yëpp mu doog ko mën a nangu mais ni moom lii maamam def ko moom mu ni moom kon maamam moo ko gàllankoor loolu nag dafay vale fi ñu toll nii ci kilifa yi nga xam ne ñun ñoom la nekkal léegi nag egg na ci ba ci dangay gis waajur yu bari yoo xamante ni duñ wax seen doom dëgg bi njëkk mooy duñ wax seen doom dëgg li ngay liggéey sax duñ ko wax seen doom li ñuy liggéey sax duñ ko wax seen doom buñ demee dem dikk ñëw buñ ñëwee li ñuy def duñ tal seen doom li ñuy tal mooy liñ am ak li nga xam ne aussi ay coono la ci ñoom loolu la ñuy toppatoo ci seen bopp mais pas que surveiller seen doom xool est-ce que xale bi aussi mi ngi jàng boo demee ak Xombol tey jeunesse bi fa nekk am na ci ñoo xam te ni soo leen xoolee xam ne ñii ñi ngi tegu ci chemin bu baax ñi ngi dem daayira
ñu ngi dimbali ay nit ñu ngi bokk ci mouvement ñu ngi jàng ñu ngi nekk un bon élève xombal daaw effectivement gis nga ni taaw ci résultat yi ren macha allah li ko waral mooy am na benn particularité boo xam te ni ci jeunesse bi aussi ñoom ay jàmbat am na ñoo xam te ni aussi man nii léeg-léeg ma def médiation ci yu bëree bëri ci jeune boo xam te ma koy gis mu dem ba ci dawal jakartaam ba ci benn ginnaaw kër mu gaare yore benn biteelam nii taxaw utiliser da ngay bàyyi ba mu def ko ba pare nga topp ko xam fi mu dëkk ba guddi nga dem këram man dama koy def lu bari su ma defee def nag mu tëma damay dem ci commandant parce que am naa collaboration ak moom ak le maire de la commune de Khombole lépp lu ma ciy def it aussi ci ndigal laa koy defee ak lépp lu ma koy def it dama koy def ngir bëgg xale bi fi mu nekk mu jóge fa ñëw ci fenn foo xam te ni moo gën a positif phase bu baax waaw bu gën a baax mbokk yi ñu fàttali leen ni yéen a ngi ànd ak 88.8 leeru jamono Walfadjri Thiès ci seen émission ndawi Thiès ginnaaw ba waxtu wi daanaka toftalee fanweeri simili ak juróom ci suñu benn waxtu bi nga xam ni ñu ngi koy amal ak Cheikh Faye ñu fàttali leen rek mbokk yi ndax fàttali moom daanaka du doy Cheikh Faye coordinateur départemental ONG Jamra waaye itam mu nekk coordinateur communal fi ca diwaanu Khombole Cheikh internet bi ba tey yaakaar naa li nga fi jàngale lépp laal na ko ba tey génnut cadre boobu ndaw ñi ba tey nga koy évoqué muy lu am solo ndax ñun ñëpp ay ndaw lañu tey itam baax na ñuy am ñu mel ni yéen ci tribune ndawi Thiès ñuy gën a yokk ndaw ñi di gën a motiver ndaw ñi ñuy changer comportement yi ñuy defaraat taxawaay yi waaye itam ñu defaraat engagement yi ngir fa nu jëm ñu mën fa egg dafa am solo ndaw ñi ñooñu nga taxaw def jàngat yi Facebook ak Twitter WhatsApp réseaux sociaux d'une manière générale te mbokk ci suñu thème dañu gis ni dañuy utiliser ay pseudo maanaam ay nom yu bari ci Facebook te da ngay nekk sama ami Facebook bu subaa ma gis Cheikh Ahmadou Bamba Faye ginnaaw suba ma gis leneen ak leneen te pourtant même profil bi la ba tey loolu day rogalaat ci profil day ñëw ci statut WhatsApp yi loolu noonu yow tey jàngat bi lan lay doon ndax ndaw loolu di def loolu dafa nartalal yoon wu jub wala yan pexe daal la mën a gàllankooru askan wi wala ñi mu ko sekkal ci biir internet. xam nga boo xoolee loolu lépp li tax loolu lépp am mooy ndaw ñi bëri liggéeyuñu ndaw ñu bëri aussi defuñu dara dañuy xëy nekk internet jël seen téléphone pour def lu bon. dañuy gis ni dañuy am ay 4 comptes benn téléphone wala nga yor ñaari téléphone am 4 comptes fictif yoo xamante ni da ngay bëgg a wasaare nit yàqal nit jaay nit ci internet pour wax lu ñëw dafay am lu bëree bëri. chaque jour nga gis benn maara benn sëriñ nit ñëw taxaw sequ leen dara xamu leen dara nga contre doom wala contre wala nga am loo bëggoon ci amoo ko nga jël photo wala benn audio wala benn doomam nga exposé ki internet wax lu ñaaw ndax yow aussi yaa ngi sóoraale ëllëg ni yow dina la suturaal te yàlla moo ni bu nit defee loo xamante ni lu ñaaw la ci askan wi na suturaal boobu pare ngeen doog koo suturaal egg na ci ba ci da ngay gis nit boo xamante ni day taxaw nekk jeune am benn compte boo xamante ni Facebook li nga ci def mooy lépp lu nit wax rek nga ñaawlul ko lépp lu nit def rek nga ni nga koy ñaawloo nag mooy da nga jàpp ni yow am nga ci yow ngóor a fekk amoo ci ngóor te attaques yooyu bari na ci Facebook bi surtout côté politique bi te mais boo xoolee ci fi mu toll même bu dul ci côté politique bi sax ci lañ ko gën a nemmeeku waaw ci lañ ko gën a nemmeeku mais ci côté internet aussi religieux bi aussi day am tey Sénégal yi dañuy toll mais bari tout politique bi la ëppee waaw ci la ëppee mais ci côté religieux bi da ci am ndax acte bi sëñ Babacar Sy def ba ci démb ci internet la jaare ndax tey am na ñoo xam diglu woon ko ci rajo diglu woon ko ci télévision da nga ko diglu da nga ko gis ci internet ñëw taxaw jël seen i ñaq def ci bi ñu ko ci defee aussi ñëpp rafetlu nañ ko mais est-ce que da ngay gis léeg-léeg koo xamante ni dafa yor benn compte fictif boo xamante ni doo xam jullit la doo xam chrétien la day taxaw naan waa kër Mame El Hadji Malick ñoo ko yor waa kër Cheikh Ahmadou Bamba yoruñu ko ngir jaxase ñu ngir indi benn conflit ci suñu biir. waaw dafa mel ni loolu sax est-ce que jotuñu ko nemmeeku ci presse bi ci jamono yi ñu nekk ndax boo xoolee daanaka démb wala barki démb lu bari dañ doon wax naan Cheikh Mountakha Khadim Rasoul dafa contribuer à hauteur de 1 milliard ci liggéey boobu nga xam ni kër Cheikh Seydi Hadji Malick Sy tàmbali nañ ko mu yeesalaat néegu yàlla bu mag boobulee ci Tiwaawan loolu nag tey ci suba daanaka wala sax démb média yi bari ñu ngi koy bind naan amut am na wala amut amaguñ ci lu leer ndax déggaguñ déclaration te gisaguñ fenn foo xam ni itam waaw loolu moom man vérifié naa information xam naa ni amul parce que bii ci guddi am naa sama benn xarit boo xamante ni sama sëriñ la sax mi ngi ci kër Sëriñ Mountakha confirmé na ma ni sëriñ bi sax yëgul sax loolu amul loolu fekk ni si ñoo ko def mais bi ma mën a waxaat ci boobu mooy faaw communauté bi soit ci dama ñëwaat revenir ci côté politique ñun daf ñuy arrivé à Khombole da ngay gis ay nit yoo xamante ni dañ lay envoyé ay demande mais doo xam sax seen compte doo xam sax boo duggee ci seen compte doo ci xam kenn yaa nga dem gis ne bu benn certain El Malick dugalee benn lu baax à Khombole ñu ñaawlul ko
te yàlla xam na ne yow kii wax loolu xamoo kan la nga gis keneen koo xamante ni ku baax la ci bonne volonté yi nekk foofu defaat benn acte bu rafet ñëpp war ko magnifier nga ñëwaat aussi compte ba gis même compte bi mooy ñëwaat taxawaat relevé loolu man damay wax le commandant bi nga xam ne moo nekk Xombol loolu moom da cee war a njëkk a jug taxaw parce que comme moom la fa yàlla teg ci administration juridique bi li ñu koy ñaan mooy compte fictif yi dafa bari Xombol trop bari nag ci dëkk bi bari ci Sénégal au niveau national te yegg na ci ba ci Macky Sall arrivé na ko dem mu ngi def benn publication ci page tweetam wax ni dafay dem Kër Massar lu ne wax nañ ko ci lu ñaaw te nu mu Macky Sall ak nu mu mën di mel mooy suñu kilifa moom la fi yàlla teg bu ñu demee ba nga xam ne lépp loo xam te ni dafa jot man damaa jàpp nit ki soo ko waree wax lu ñaaw te yaa ko fal yaa koy foole mais bàyyil ba date bi jot su date bi jotee kay nga ñëw taxaw def mais nag loolu état moo ko njëkkee ci seen biir moo tax it aussi tey ci côté parti politique yi ñoom ñooy defante noonu seen biir moo tax it ba ñoom bu leen ko defee dañ leen delluwaat ñoom li nga xam ne ñoom yooyu leen doon def nit ñi foofu li ñu ci mën a wax mooy société civile yi nekk Sénégal yëpp wax nañ ci waxati nañ ci mais état moo war a jël ay dispositions yoo xam te yu leer la soit boo demee ma jox la exemple mooy boo demee Dubaï bi ma fa demee noonu ba ne cëpp ba bëgg a am abonné dañ ni ma pour nga am WhatsApp da nga am benn carte boo xam da ngay jëm ci supermarché yi nga jënd ko soo ko jëndee dafa am benn code bu ñu lay jox boo ko dugal lépp loo xam da nga ko def ci WhatsApp rek ñoom dañ koy xam appel vidéo pour nga am ko da nga am beneen code boo xam da nga koy jëndaat pour mën a appel vidéo sa famille di la gis. mais jumtuwaay yooyu pour nga instaurer ko Sénégal dina jafe. non du jafe parce que koom bi daanaka xaw te bari noonu. du jafe ndax donc nag expérience yi expertise yëpp regroupé na fii ci Sénégal waaye koom-koom daal moo ñu xaw a manqué pour li nga gis Dubaï noonu ñu mën ko instaurer fii waaye nag naam bon cybercriminalité ñu ngi koy wax ah. effectivement waaw te yooyu yëpp day bàyyi xel aussi internet ak ni muy doxee. da ngay gis benn xale day nekk internet ñu xëy wane ko ni papam daf ko violé pourtant yàlla suturaal na ñëpp. nit koo gis ci àdduna boo ko yëlebee rek am lu wadd ci moom. nga gis ni man dama jàpp ni yooyu yëpp bu amee mën na noo dem taxaw ci am foo xam te ci penc mi li olof naan suñu penc ñu dem réglé ko fa pas ñu ñëw ci internet di ko ci wasaare. ndax xale boobu ñuy wax ni papam daf ko violé moom mën na dem ba benn moment du fàttaliku sax ni papam violé na ko. mais su internet ñëwee rek day indi souvenir boobu rek su ko defee day xam ni papam mos na ko def lii ak lii parce que du site internet lii ak lii réseaux sociaux yi nag des fois ñu def loo xamante ni aussi njariñ lay doon. des fois ñu def loo xamante ni dafay ubbi ay portes yoo xamante ni ci la personne concernée boo xamante ni maanaam njariñ yu bëri dafay ñëw ci jugee ci côté bu ne ci format bu ne lay ñëwee. tey la preuve mooy mën naa taxaw tey ci télé ci Walfadjri nii tey. ma wax ni diw dafa am problème nañ ko jàppale mais fi ñu toll nii après dañuy dem ba seen serveur bi tey day bloqué wu. parce que nit ñu bëgg lu baax dañuy ñëw dimbali ko ci lu baax te duñ xam sax nit ki man mi koy wax sax duñ ma xam. moo tax ñi nga xam ne dañoo war a wax ci dëkk bi nan wax ñi war a taxaw nan taxaw. yéen journalistes yi aussi dañ leen di jaajëfal ndax am na ci ñoo xam ne suñu xëy lu baax rek la ñuy xalaat. te lu baax rek la ñuy jëmale te lu baax rek la ñuy jéem a dox pour nit ñi di xam ni lu baax mi ngi fi ba léegi. am na ñoo xamante ne buñ xëyee li seen problème mooy nan fexe ba ñun nan empoché dara. nan bind loo xamante ni comme li am dem ci Sëñ Muntaxa ak la tarixa Tijaan. wax ni Sëñ Muntaxa joxe na 1 milliard loolu amul. parce que site bi ko njëkk a def daf ko def bind ko après ñu bari partagé ko ci leen gis ni ay sites yu bari bari ñu ngi koy reprendre mujj ba am na ñoo xam te ni ci sës ci xalifa bi comme lu mel ni waa fondation Xaadim Rasool bi nekk Louisville dañoo ñëw te mu am seen compte ñu ñëw daal di ñëw bind ni lii amul yéen jullit yëpp leen wax nag na ngeen gëm ni lii amul Sëñ Muntaxa yéenam ëpp na lool ci kër waa kër maam El Hadj Maam su ko defee su ko def lépp yéen ëpp na ci loolu ndax ñoo bokk benn maam. gënut ONG Jamra dugalaat ci biir émission defaraat internet bi bañ ciy rotal xibaar yi baax donte yéen a ngi ci jikko yi sàmm jikko yeeg defaraat taxawaay yi. est-ce que gënut tey ngeen fettaat yeneen yoon yoo xam ni dina permettre aussi ñiy yëngu ci métier tasum xibaar ñu mën di dugal lu mel ni fake news aussi ci biir internet bi. nit ñi di ko consommer noonu. te sëriñ bi du yëg du tiim. Jamra fi mu toll nii nekk na phase boo xam te ni mi ngi am télévision. mi ngi produire ay séries yoo xam te mi ngi nekk en cours am na ci boo xam te su ma juumul sax xam naa tur bi maanaam li nga xam dañ koy gis ci yenn séries yi sens contraire bi la Jamra ñëw di ko indi mooy li nga xam ni moo baax la Jamra ñëw di teg mais nag. mais loolu boo ko waxee Cheikh day mel ni dara baaxu fi aussi. waaw boo nee tey Jamra dafay indi télévision day mel ni kon télévision yi ci Sénégal aussi seen liggéey des na quoi. c'est que waxewuñu ci côté boobu mais côté bi ni waxee. télévision Sénégal seen liggéey baax bëgg a indi télévision. seen liggéey baax na à 90% ñu leen mën a wax mais les fois ñu changé jikko boo xamante ni wala ñu def defin boo xamante ni mënoon ngaa dund ba dee à dund 90 ans doo ko mos a gis xam nga tey yow mosoo gis jigéen buy nekk ci oto jik ba caag mu jël ànd ak copain jik ba caag jël coton daal di
laal ni ko nii man kat kenn mënu ko expliquer. ni man mii kat dafa am lu ma dikkal génne ko ñu waneel ko ci en image nga koy gis ci ab série de film te tey xale bu njëkk. bon film boobu mi ngi daw Sénégal ci infidèle la copain bi dafa ànd ak copine bi ñu bëgg a dem seen kër pour am benn intimité ni ma ko mën a expliquer femme bi jik ba caag daan ni ko man kat fi ma toll nii dama indisposé dama gis samay règle amoo coton même mu daal jël coton jox ko mu jël ko utiliser ko wane ko ni ci écran ba ñëpp di ko gis xam nga loolu moom mënoon ngaa dund ba deete doo ko xam egg na ci ba ci tey xale bu njëkk boo musaana am toll ci gis sa mbaax boo gisee sa mbaax sa yaay lim leen njëkk a wax mooy bu la góor fóonee sax da ngay daal di ëmb na nga moytu loolu amatul léegi nag Jamra nag ci concept boobu nag lay ñëw taxawee lépp loo xam dañoo gis ne lii yenn télévision du yëpp nag ñu ngi am loo xam te seen télévision boobu loolu ko tax a jóg loolu rek moo ko tax a jóg mooy wane li nga xam ni moom la saytu télévision yi fësal li nga xam ne dëppawut ak doxalinu société bi effectivement ngeen ciy indi ay correctifs c'est ça ndax buñ tolloo ci phase boobu jëfandikoo internet nekk na liy gën ci suñu dund waaw ci benn côté nag ci benn côté baax na ci parce que mën ngaa nekk fii nga nekk nii tey nga bëgg a dem fenn xamoo fa nga toog xool li ngay xool lépp xam la fa nekk lépp te doo jógee fi jëm ci wàllu jikko yi ci wàllu jikko yi bu dee ci wàllu jikko yi am na foo xam te ni baax na fa ndax gis naa ku mel ni Sëñ Abdourahmane Mbacke xam naa ni war ngeen koo xam ku yiw la képp koo xam ne ab jullit rek rafet na ko am na ci koo xam te ni njàngale mi Sëñ Abdourahmane Mbacke doon jàngale ci à travers l'internet yi muy joxe noonu saa bu jàngee bu wàcc day ñëw di ko parcuriser di ko topp dem ba wàcc ci alxuraan xam naa koo xamante ni xombal mi ngi tudd Jibi Faye mi ngi nekk Italie doctorat yaakaar naa ni su ma juum Sciences Éco la doon suivre bi mu demee Italie dafa toog à partir de l'internet ci la jànge ba wàcc alxuraanu karim à partir de l'internet mi ngi may diglu à partir de l'internet ci la jàng ba wàcc alxuraanu karim lii di xasida yi Maam El Hadji Malick ak Cheikh Ahmadou Bamba lépp boo foo ko ci ubbil mu wax la ci li nga ci bëgg lépp quoi kon loolu tey internet jëg mi ngi def foofu ci ko bu rafet egg na ci ba ci tey am na ci ñoo xamante ni ki mel taalib bi may wax naa la xale bi may wax naa la ci Abdourahmane Mbacke dem na ba bi muy dem di ci Abdourahmane di ko siyaare bi mu yeggee dañu ko man maay xale bi nga xam ni mosoo maa xam mosoo maa gis mosuma laa gis mosuma échanger yow njàngale mi ngay jàngale internet ci laa dem ba wàcc ci alxuraan moo tax ma ñëw siyaare si la suñu daal di waaw non kii beneen taalib beneen ndaw boo xam te ni Dakar la nekk mi ngi nekk Castor bi mu ñëwee sëñ Abdourahmane ni ko yow de ma ne ko mosoo maa gis sëñ bi man ni mosuma laa gis te mosuñoo échanger téléphone mais ci njàngale mi ngi doon jàngale ci internet ci laa doon basé di ci jàng tey ba wàcc alxuraan moo tax ma ñëw siyaare si la sëñ bi yëkkati alalam yëkkati koom-koomam yëpp daal di koy dimbali loolu tey image yi mi ngi ci YouTube boo duggee YouTube di nga ko ci gis loolu lépp nekk na ci loo xam te ni ay jikko la mais am na ci foo xam te ni gënul ndax li tax gënul mooy da ngay taxaw nga am lu la metti ci El Malick nga gis ni yaa ngi moom bokku leen chemin nga taxaw nga yàq ko lu ñaaw loo xam te ni li nga koy seedeel ni yàlla xam na ni yow dara amu ci El Malick dafa mel ni dafa def li te loolu dara amu ci léegi nag loolu da koy topp parce que day xëy un jour internet da koy dencal day xëy un jour mu seq ak nit dara internet génnelaat ko ni ko lii yaa ko doon day dal suñu njiiti politique yi ndax bërki dem gis nga fi ku mel ni tey exemple mel ni Moustapha Cissé Lo wax ak benn naataangoom ci koo xam te ne dañoo bokk ñoom parti politique mu ñëw sulli loolu génnewaatal ko te audio yooyu mu génnewoon c'était en 2017 xam nga loolu maanaam du ci koy rafet mais ñi nga xam ne ñoo ñu jiite bu ñu demee ba ñoom ñuy weerante ci internet ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ dañ ci nab-nabee fan lañ jëm loolu damay wax ndaw ñi leen faaw ñuy delluwaat li nga xam ni moom la fi sunu mag ñi bàyyi ñu baax ñi bàyyi ci jikko ci aada ci lépp boo duggee internet li nga xam ni njariñ la boo ko mënee xool ko soo paree nga génn ci dina bokk ci li nga xam ne dafay defar ndaw yi tey egg na ci ba ci léegi nag yàlla dimbali ñu am na ndaw yoo xam ne soo leen gisee li ngeen njëkk gis mooy dañuy yor ay dollu xasida seen loxo ñu ngi sol comportement boo xam ne doo leen gisee sax day dem ci murit wala mu dem ci tijaan wala mu dem ci beneen tarixa da ngay gis ndaw boo xam te ni fu mu toll mi ngi tee kurusam da ngay gis ndaw boo xam te ni aussi mën nga ko xam internet xam ko internet doo leen mos a gisee mais soo ko gisee rek xale bu ndaw lay doon ndax lan li muy présenté ci internet moo am solo am na ñoo xam ne bu ñu ci duggee li leen ci dugal mooy dañuy dugg jàng suñu paree génnaat am na ñoo xam te nag wasaare nit ñi tooñ def lu bon wax lu bon nit ñi exposé vie nit ñi te sa wasaare ko ci internet rek moom mooy seen njariñ ngir am ay règlement de compte yoo xam te ni dañ koy régler ak moom. mais est-ce que jàppoon ni kon nekkuñu di defal marketing le fondateur du Facebook wala ñi nga xam ne ñoo créé internet bi. nekkuñu di def ak ñoom marketing. est-ce que jàppoo loolu quoi. jàppoon ni nekkuñu di favoriser Mark Zuckerberg ak ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu internet bi di ci yokk seeni xam-xam. ngir que nit ñi gën di ci accroché wu
di ci def ay ñaawteef ak di ci wut lu baax est-ce que jàppoon ni ñun nekkuñu phase boo xam ne dañ leen defal marketing te xamuñu ci dara quoi. dañ ko multiplier à par 3 boo xoolee parce que bu fekkee dañ koy may chaque jour ñu koy may 50 dañ koy multiplier par 3 parce que tey africains yi aussi seen temps bépp mooy dañuy toog internet boo duggee ci benn milieu yi gis xale yi bu ñu toogee kenn ku ne yor sa téléphone doo am temps de waxtaan lañ kaf wala nga li yu bëri amatuñ ko ndax lan parce que mais am na ñoo xamante ni aussi dafa am ñu nekk seen ginnaaw yoo xamante ni dañ leen di pousser maanaam dañu nekk seen i bailleur ñoo leen di waxloo ñoo leen di defloo ñoo leen dugaloo ci ay détails yu bëri gis benn compte boo xamante ni su publier lu rafet kenn du ko xool kenn du ko aimé kenn du ko commenter mu publier benn affaire bu ñaaw rek ñëpp aimé ñëpp commentaire mais yow dolli nga xaalis kii nga xam ne moom moo créé internet Facebook tey exemple bi ma lay joxaat mooy ñaata nit ngay gis ñu nekk ci internet boo xam dañuy taxaw jàpp nit jëf ko jëf joo xam te wala wax ko wax joo xam te yow leer na ne ki nga wax ne mosoo ko gis sax xamoo ko ñaata view lay am est-ce que compte YouTube bi aussi da ci gagné dina ci gagné j'espère dina ci gagné yaakaar naa ni nga ñëwaat ci jikko yi ci li nga xam ne aussi apport bi ñu leen bi ñuy defal ñi nga xam ne ñoo créé Facebook mooy da ngay jël sa temps boo xëyee bu sa connexion jeexee da ngay mel ni ku dof da ngay gaaw bi jëndaat connexion multiplier loo daan def da ngay gaaw multiplier sa yaay day taxaw fay di la woo ba yaay sama yaay dafa bari problème bàyyi ko nii tuuti xaaral maa ngi ñëw et puis yaay dafa bari problème fekk yow li la sa yaay doy mu ëpp njariñ que li ngay nekk parce que li ngay nekke mooy ci commentaire ngay nekke wala ngay saaga wala ngay xaste wala nga nekk ci lu baax mais jàpp naa ne li gën a baax mooy nga xam sa bopp xam ni yow temps bi waroo koo gagné à 100%. Sénégal nag boo xoolee seen temps 24 heures yi boo xoolee presque ni ñu wax les 13 heures de temps yëpp dañ koy passé ci internet le reste la ñuy toog concentré ko te li ñuy def mooy dañuy dem sport wala ñu ñëw toog ci seen xarit te moment bi ñuy demee sport sax koo gis léegi mu def sport sax wala mu nekk ci activité mi ngi téye téléphone am wala mi ngi dox ba ci yàgg mu gis naa koo xam te day wuy téléphone ba dugg ci benn canal nii duggee ci canal ni tey après mu dafa taxaw di ree boppam lan moo ko teg internet moo ko teg lan moo ko teg mooy jàpp na ni fi mu toll nii tey lim nekkee maanaam dimension bi mu koy waxee ak fi mu toll daf ko yóbbu foo xam te ni aussi romb na fa waaw loolu moom mën naa la ko wax tuuti rek waaw infidèle réewoo leen xeetu film yooyu wax nga ko sànq te yàgg ngeen koo xeex waaye ñu déggoon ci ay plainte yu Mame Makhtar Gueye jëmale woon ci CNRA kuréel gi nga xam ne mooy yor saytu doxalinu télévision yi fii ci sunu gaal plainte yooyu lu ñu ci mën a jàngat ndax am na mu jël wala déet waaw plainte yi ak yan télé la ciblé waaw plainte bi Sen TV rek lañ ciblé li tax ñu ciblé ko parce que ñoom ñooy dawal série bi am na beneen réseau boo xam te ni mi ngi fii Sénégal bu mag moom it da koy dawal mais moom ci compte am la koy dawal compte Facebook la koy dawal mais Sen TV daal lañ ciblé woon léegi nag Mame Makhtar aussi bi muy avant mu déposer plainte bi dafa fexe ba rassembler 48 association yoo xamante ni ay dafa doy Amnesty Cifismo ak ñeneen ak yéen ONG yoo xamante ni ñu ngi ci Sénégal 48 la ak Jamra muy 49 ñu àndandoo kenn ku nekk indi représentant defe naa 7 personnes ñoo demoon man mi waroon naa bokk ñu dem Sénat bi ñu demee ñu déposé ko ci Babacar Diagne wan ko après ñu toog déglu mais revenir nañ leen ni accepté wuñ à 100% mais doon accepté à 40% ni film bi dañ koy pousse heure bi ñu ko doon seetaan que ni dañ koy suspendre après léegi nag Mame Makhtar ñoom aussi defaat nañ appel waa Jamra defaat nañ appel ak 48 association yëpp pour fexe ba maanaam lu mel ni série infidèle maanaam mu dakk parce que li tax muy dakk mooy maanaam dafay vilipender sunu valeur yi nga xam ne moom la fi kilifa yi bàyyi ak ñaaw tamit moom la fi bàyyi loolu moom Jamra mi ngi ci ba nii may waxe ak yow bi ma mujjee échanger ak moom li ma wax mooy ñi ngi ci ba léegi tey ñi ngi topp procédure bi te am nañ yaakaar ni film bi dinañ ko arrêté ndax ñi nga xam ne ñooy produire film série boobu noonu ñoom déjà ñi ngi négocier ndànk-ndànk ak waa ONG Jamra ak yeneen 48 ONG yoo xam ne ñoo nekk ci ginnaaw Jamra li nga wax ci film bi nekk ay tooke yoo xam ne baaxul ci ndaw ndax ay góomu rabal la yoo xam ni mënul koo faj fenn kenn mënu koo faj fenn amoon suivi traitement est-ce que tey seen plainte yooyu ngeen dugal ak réponse bi jógee ci CNRA jëm si ci yéen pour ñu remonter heure bi ba tënk ko ci yenn waxtu yi te léegi boo xoolee tey jeunesse bi am na ñoo xam ne 2 heures du matin la ñuy tëdd kon donc 22 heures moom nekkul heure bu leen di déranger boo ko sampoon 1 heure du matin sax nañ ko xaar est-ce que le fait yéen tey ngeen agir te amu leen satisfaction te itam mbir mi ngi gën di law est-ce que mënta dem ba ne jàngoro ju tas ci ndaw ñi gën a xajamal jikko yi ci jàngat waaw fi toll nii loolu am na sax ndax déjà boo xoolee ndaw ñi yëpp
mooy boo xoolee ndaw yépp fi ñu toll nii li leen dese mooy ñu ngi daw topp ci ginnaaw film bi parce que li ma la wax sànq ci au début bi ni la ab seen ndaw ñi léegi lan mooy seen problème kumpa moo leen gënal lu baax fi ñu toll nii koo gis mooy série infidèle lay xool lay saan ci téléphone am loolu plus de vie la am lépp la am. xam naa dinañ ci ñëw ci peut-être suñu yeneen jotaayu émission. xam naa di nga ñëwaat ci kër gi ndax li ngay développé am na solo jëm ci internet ak jaxasoo ndaw ñi. avenir ONG Jamra ci département Thiès commune Khombole lan la. lan nga nar. li nar mooy faaw ñu maa ngi la koy wax sànq naa la faaw Mame Makhtar dafa ma ne après état d'urgence bi dinañ ñëw à Khombole ñu def benn congrès ñu yaatal bu baax a baax gën a yaatal cellule bi nga xam ne moo nekk Khombole egg na ci ba ci internet sax la ko waxee daal ni képp koo xam te ni bëgg nga adhéré wu ci cellule Jamra bi nekk ci au niveau de Thiès da ngay dem Khombole y a un Cheikh Ahmadou Bamba Faye boo xam te ni moom mooy coordonnateur bi léegi nag ñun am na yu bëri yoo xam te ni ñu ngi ko nar mais nag am na ay jafe-jafe yoo xam te ni économique ak jafe-jafe yoo xam te ni aussi ci médiation ci yu bëri ndax des fois ñu déplacé wu dem ci nit mais dañuy xool la personne de Cheikh Faye mais au lieu que ñu xool loolu dama bëggoon ñuy xool la cellule Jamra moo déplacé ñu pas la personne de Cheikh Faye am na nag ay projets yoo xam te ni aussi nar nañ ko ndax ñu ngi bëgg benn makkaan bu mag à Khombole boo xam te ni dañ fay def ay ordinateur comme sous forme d'une studio comme nii studio bu baax moom dañ koy équipé def fa lépp ba koo xam nga Jamra du dox fekki kenn Jamra moom yow yaay ñëw ci moom exposé ko sa problème Jamra jug nag doxi jéego ci Mhm. déjà yow gis nga ni sax am na ay médiation yoo xam te ni Def ngeen ko entamé naa ko à Khombole oui. ci CDS bi entamé naa ko aussi ci ay yeneen problème yoo xam te ni ci Parlons Sauvons Khombole ay groupe WhatsApp yoo xam te ay erreur da ci amoon ba jot nañ ci ay félicitations yoo xam te ni yu bari egg na ci ba ci le maire de la commune de Khombole bi muy recevoir Mohamed Rassoul Aïdara yow fa la fekk yaakaar naa ni bi ñuy def alerte bi appel bi di woo kilifa yi pour ñu mën a ñëw on était ensemble man ak yow ak Fofana ma koy nuyu de passage ñun ñëpp ñun ñoo toog begg na bi muy def discours bi remercier na ci waa Jamra suñuy projet nag ci Khombole ci yi nga xam dañ ko nar ci Thiès ak li wër Thiès yëpp mooy faaw ci ndigal lañ koy teg ndax il faut que suñu kilifa yi nga xam day nekk ci kaw ñëw jox ñu instruction yi ak li ñu yore ñu mën ko boole maanaam benn objectif boo xam te ci fii lii leen gis fii leen bëgg a dem foofu leen bën a yegg loolu daal mën naa la ko tënkal mais nag di wax Khombole waaye ni leen ñun ñëpp aussi nañ jàpp ni lépp loo xam dañ koy médiation ba ñu koy def rek dañ ci bëgg rek jàmm rek am ci ak bañ ci muy egg ci penc bi ndax bu ca eggee rek dina miti problème li tubaab naan tout problème posé à une solution bien résolue et bien déterminée loolu rek moo fi am loolu moo ci am solo kàddu gu mujj gi Cheikh Faye tey nekkoon ganu ndaw yi Thiès nekk jeune bu déterminé wu jeune bu engagé wu jëm ci société civile bi rawatina nag ONG bi nga xam ni waree fi ak jikko yeeg yi ñu koy sàmmanteek doxalin yi ci lay dox sa kàddu gu mujj lan lay doon. sama kàddu gi mooy di la remercier di la jaajëfal ndax démb laa jógee Dakar bi ñu jokkoo téléphone yoo xam nga ni sax dama amoon benn invitation foofu ci benn télévision ma ñëw fii métti na nag mais sant naa bu baax et puis di nuyu le maire de la commune de Khombole Pam boobu di ko ñaanal yàlla gën koo may ak tan di ñaanal ñaari adjoint muy Demba ak Lamine di ñaanal aussi sëñ Mbacke Ndiaye sëñ Mbacke Anne maa ngi koy nuyu ndax nit ku baax la di nuyu aussi ku mel ni Magay di nuyu Jibi Ndiaye di nuyu Ablaye Tine Mbarou Dieng xam ne man sama yaay la dama ko def yaay yow mi aussi ma lay jaajëfal ñi nga xam ne dañoo doon partagé di nuyu nag sama sëriñ bi nga xam ne moom laa sukk jébbalu ndax bi may ñëwit woo naa leen expliqué leen ne damay dem ci benn invitation ñu ñaanal ma muy sëriñ Madi si la xalifa sëriñ ci la maa ngi koy nuyu di nuyu njabootam yëpp te commencé ci sëriñ Cheikh ba ci Ahmadou di nuyu wàcc la gi nga xam ne fa laa juddoo nag tuxu si Khombole maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu sëriñ Abdou Aziz Mbacke bu sëriñ Abdou Koumba Suuna nekk fii ci daara ji sama xarit la daanaka bi may ñëw rek mi may ñaan naa man lépp loo xam te ne danga koy wax rek na nga ko teg ci yar ak teggin di nuyu aussi sama famille sama yaay sama rak di nuyu Cheikh Abdoulaye Faye di nuyu aussi Mohamed Diagne di nuyu ñëpp ñi nga xam ne maanaam ñoo bokk plateau ñoo bokk cellule Jamra Serigne Moussa Sène ñëpp ñu ngi leen nuyu di jaajëfal. jërëjëf Cheikh Faye ñu fàttaliku mbokk yi nga xam ni ñoo doon ànd ak 88.8 Walfadjri Thiès leerug jamono ci seen émission ñeenteelu numéro émission ndawi Thiès Malick Sarr Gueye ak Emmanuel Gaspard Ndione doon dalal ki nga xam ne moo di Cheikh Faye Cheikh Ahmadou Bamba Faye coordonnateur départemental ONG Jamra waaye itam mu ne coordonnateur communal ca diwaanu Khombole may profité itam di nuyu waa Khombole gépp di ko teg ci le maire Pam Boub comme ni nga ko waxee ak bépp kilifa bu fa ne kilifa diine kilifa aada bépp nawle boo xam ne yaa ngi Khombole di mbokk di dëkkandoo ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Malick Sarr Gueye moo nekkoon ci waxukaay gi àndoon ak Khalifa Diaw mun doon gunge ci xarale yi ak Ndéné Diop technicien le grand thiès.com
ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen samedi ci suñu yeneen jotaayu numéro Ndawi Thiès ak yeneen jeune jërë ngeen jëf.